asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna mbaa yéen a ngi si tawféex mbaa yéen a ngi si jàmm en tout cas man maa ngi cool maa ngi carré di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois ñu ñëw dellu si waat tuuti si yenn épisodes yi nga xam ni jot na fi xew muy l'affaire de Niang Kharagne Lo fan la mujj parce que dafa war a am mujjanteel ak l'affaire de plainte bi nga xam ni Abdou Karim Xurum Xaq def na ko kii di ndaw waajoo ñuy wax Jeeba mu nekk benn artiste chanteur ñu bëri nag ñu ma doon xaar ma ci wax mais j'ai pris mon temps def benn analyse bu sew pour pouvoir vous donner quelque chose boo xam ni les gens peuvent en réfléchir mais balaa may commencer li nga xam moom moo di ñaari vidéo yi dama leen di jox tuuti extrait pour ñu mën a dugg si li nga xam ni moom moo di le vif du sujet comme ça ngeen gën a mën a comprendre dynamique bi ak naka laay développer gannaaw li nga xam moom moo di vidéo yu ma leen woon seetaan leen li nga xam moom moo di vidéo bi. asalaamaaleykum fans Wally, vraiment bon je tenais à vous dire que yére bi ma sol indi ma ko parce que dafa nekk montre pour war leen ko inciter à ce que ngeen sol ko parce que sol naa ko Genève dama ko sol ak sous-vêtement sol naa ko Vogue sol ko penc mi dama ko sol ak sous-vêtement dafa fekk ni dafa tàng ma dem studio di way ñu woo ma ne ma concert Dof Ndeye léegi mu wàcc scène bi te jour bu may dem studio naturellement solu ma sous-vêtement ma daw dem way ci concert bi bon xalaatu moon ni sax ñi lay amee ampleur donc vraiment c'était pour vous dire que man maa def bêtise u ñàkk sol sous-vêtement et je le reconnais. kon bu jëf ji amee laayeen yëpp di ko naxarlu dama leen di jéggalu damay jéggal bu baax parce que xam naa ne defuma lu aay waaye nag naa jéggalu comme loolu moo xamante ne mooy tax kenn ku ci nekk xam naa ne am ngeen fu ngeen ma teg moo tax ku ci nekk di ko naxarlu. def sénégalais yi nag dañ ma soutenir mais dama def yëfu doomu aadama rek muy juum sa doomu aadama mooy juum yëfu doomu aadama rek laa def ndax matuma su ma matoon amaana du ma nekk fii donc damaa juum muy koor ak ñàkk koor sénégalais yi nag buñ ma soutenir taxul ma xam naa ni nekkuma ci dëgg. taalibe yi maa leen nuyu di leen ziar ku ci nekk sa tur ak sa sant voilà tey boo leen gisee ma def vidéo bi daanaka dafa am benn vidéo bu ma defoon ci Touba am ñenn ñu mu méttitlu am na ñenn ñu koy méttitlu am ñenn tamit ñu mu metti mais maa ngi tuub nag di jéggalu bu baax a baax xam ne ñun ay ndaw rek lañu amaana am Pastef ak xër rek moo ñu yóbbu woon ci loolu waaye nit bu dul juum te it amul amaana dama juum maa ngi jéggalu nag di tuub di jéggalu bu baax a baax xam ne tey bu démb doon tey duma ko mës a def ndax su ma xamoon dina am ñenn ñu mu metti te it am ñu mu nakaru duma ko mës a def sama àddina maa ngi tuub nag di jéggalu bu baax a baax di ñaan tamit ngeen jéggal ma rek te yàlla tax. loolu mu naqari ci seen xol ñi ngi leen koy jéggalu te incha allah fës naa yéene moytu yooyu kaddu di ko waxati ci ay télévision kon loolu nga xam ni wax naa ko ma di ko baamuwaat mu naqari suñu mbokk chrétiens yi ñoo ñëpp maa ngi leen di jéggalu ci loolu naqaru xol woowu ñu am te mu jóge ci kàddu goo xam ne si man maa ko wax loolu leen naqari maa ngi leen koy jéggalu. jàmm ci képp ku jot ci vidéo bi di ñaan tamit njéggal ngir émission Ngondal bi ma def ba tudd ci villageois wala àll waxewu ma ko benn intention bu ñaaw wax dëgg fa yàlla ndax fii ku fi sa yaay jógewul ci village sa papa jóge na fa wala yow sa bopp nga jóge fa waxuma ko it pour xas ndax tollu ma nenn ba war a mën a xas kenn wax dëgg fa yàlla juste dañ doon sensibiliser fi feebaru coronavirus bi toll wax dëgg fa yàlla am na ñoo xamante ne xamuñu sax feebar bi dugg na fi wala bu ñu ko xamee 10% lañ ci. xam nga nag mbir mi dafa am ñuy raas déem ak ñuy gàmmu. am na ñoo xam ne ñuy gàmm mooy wax ji naqari leen ndax seenu tonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu doxale ni ñu doxale ñooñu même buñ ma tëkkoo baal naa leen tëkku ga te xam ne tëkku ga nag du sotti lu suñu borom da cee d'accord ak ñoom ñi nga xam ne nag dañuy raas déem maanaam dañoo profité ci wax ji dagg ko ngir yàq sama der ñooñu si baal naa leen maanaam dañ ma soññ ba ëllëgee ma gën a góorlu li tax may gën a góorlu nag mooy est-ce que nekk nga ci position di baale est-ce que waroo baalu rek non damay baale di balu parce que non xam nga jullit moom day bale d'abord doo la balu man bu may bale rek damay bale door a balu parce que loolu jàpp na ne moo gën di teggin kon encore une fois ñooñu nga xam ne dañ ko doon dagg di ko génne pour xëy na ñii da leen li ma wax ci yonent bi moo leen naqari sallallahu alayhi wa sallam ba ñu waxee noonu ñooñu maa ngi leen di balu ñi nga xam ne nag dañ koo def ngir yàq ko ñooñu aussi maa ngi leen di baal di leen balu. maa ngi jéggalu bu baax parce que coow li bëri na samay mbokk woo nañ ma
ku nekk jéem nga ma jot malgré maa ngi nekk fii ku nekk jéem nga ma jot WhatsApp wala nga jéem ma message maa ngi jéggalu bu baax encore une fois di jéggalu bu baax waa Jamra. salaamaaleykum mes amis love mes amis de Snap maa leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni vidéo bi xewoon ba ci dem foofu ci Tunisie rek jullu ma ci yàq nit ku am kilifa laa ku am respect laa ci doomu aadama te mënoo respecté say waajur respecté ñi say kilifa ba pare di yàq kilifa yu jàmbur communication bi nag xam naa damaa déggul wolof rek moo tax ni ma communiqué ak ni nga comprendre xaw am tuuti jaxasoo rek mais yàlla xam na ne jublu ma ci woon yàq wala wax ci loo xam ne naka sunu noonu la moo tax it képp ku seen vidéo bi wala képp ku ci am la naqari rek maa ngi lay tuub di la jéggalu di la jox sa wàccu waaye di la wax nii. ok gars yi seetaan ngeen vidéo yi ma leen jox on a nag beaucoup d'excuses sur contexte yoo xam ni bokkul y en a quelqu'un qui a insulté le prophète mu toog jéggalu y en a des personnes yoo xam ni sol nañ fi ay t-shirt nu leen neexee t-shirt bu ñu sol mu indi coow y a des personnes yoo xam ni mballu nañ fi en fait def nañ fi li ñu wooyee lomotif biir Sénégal y a des personnes yoo xam ni reewande la comme le cas de Rangou wan ne carrément ni moom lu ko neex lay def biir Sénégal même bu fekkee excusé wu na après elle a continué à faire du n'importe quoi gis nañ fi problème de Soumboulou mu nekkoon benn faute de frappe au moins moom bu mu defee loolu Sénégalais yi dal si kawam elle a su comprendre que ni buy waxati il faut mu xoolaat baax li muy wax pour bañ a heurter kenn wala pour bañ a gaañ benn population wala mbooloo gis nañ fi aussi tamit l'affaire de Marichou bi nga xam ne dafa yegg si sóoróor bi def benn gaaf moom tamit bokk na ak Soumboulou depuis gars yi dal seen kaw on les voit plus li nga xam moom moo di yenn trèche yi mu am ñoo xam ne ñoom reewande la ñuy continuer def comme le cas de Niakharañ Lo mi nga xam ni moom wax dëgg fa yàlla continuer chaque fois dañu won ni dafa réew même buy excuser ça on sent carrément que ni le gars il est hautain dafay won ni carrément ni moom kenn mënul moom dara parce que mu ngi liggéey président de la république mu ngi ànd ak Sadio Mané wala whatever mu ngi gagné xaalisam ay 1 million lay laal whatever lii nii yëpp ngeen gis nag lu tax mënu leen vidéo bi mooy il faut savoir que ne grâce à excuse yi moo tax tey jii nii amul conséquence moo tax tey jii nii amul benn punition boo xam ni elle est adéquate nga xam dañ ko war a def si nit ñi que ça soit population bi jug pas xaar toujours ay autorité wala sénéra wala wana yeneen ñi parce que à la fin ñooñu noonu sénégalais yi lañ koy jox sénégalais yi jug def li nga xam ne moom moo di réplique et je vous ai toujours dit que ni yaa benn méthode boo xam ni boo leen ko defoon nit ñi wax dëgg fa yàlla dinañ arrêter di def du n'importe quoi biir Sénégal wala di ñu jaay fouille wala di ñu jaay réew wala dañuy ñëw parfois déformer li nga xam ne moom moo di valeur culture yi religion yi mais surtout aussi tamit li nga xam ne moom moo di moralu sénégalais yi muy maanaam canceling d'ailleurs même y a une femme fille xaw ma ñaata at la am je sais qu'elle est mature qu'est-ce qu'elle a fait dafa def li nga xam ni moom moo di pétition contre Niang lan moo tax mu def pétition boobu noonu c'est pas parce que Niang dafa heurter seulement waajooju noonu nga xam ni moom la toog fii ne devant sénégalais yi day jéggalu sénégalais yi Niang du ñun nga war a jéggalu du ñun nga tooñ maanaam du ñun nga war a jéggalu acte bi nga def devant une personne boo xam ne en ce moment là dafa la waroon dénoncer nga nekk prison kooku nga war a def de telle sorte que ni nga jéggalu ko pas ay jéggalu may xaalis pour woon ne carrément ni yow am nga xaalis wala nga jéggalu ko carrément waa ji xam ni jéggal na la après nga jéggalu képp koo xam ne da ngay def benn liggéey bu noble bi nga xam ni moom moo tax nga saaga waajooju noonu parce que dëgg la waa ji nga nga indexé moom nga vidéo moom nga xas mais tamit yemul woon si waajooju noonu da nga xas beaucoup de personnes yi nga xam ni ñu ngi def li nga xam ni moom moo di métier bu noble métier boo xam dañ si bëgg a dundal li nga xam ni moo di seen njaboot léegi nag pour loolu dañ il faut moo am une première personne boo xam ni faaw gars yi wan sénégalais yi pour maanaam pouvoir bi ñu am si ñi nga xam ni moo ji nee naa leen chaque fois sénégalais mën nga ko xas mën nga ko dóor mën nga ko tëj prison mën nga ko def lu nekk bu génnee du bàyyi parce que amul conséquence bu grave boo xam dal na ko la meilleure solution mooy soit nga jël xaalis si poche am mooy maanaam avec des amendes nga amende nit ki carrément mu sentir ni carrément ne xaalis génn na si poche am wala bu fekkee ay ñi ñuy wooy influenceur wala ay snapchateur wala ay tiktoker wala ay youtubeur ba si ñun sax vous faites de telle sorte que ngeen canceling ko ngeen désabonné si li nga xam ni moom moo di réseaux sociaux am yëpp en certain moment boobu du am li nga xam moom moo di communauté boobu nga xam ni moom moo tax nit ñi di ko embaucher pour mu liggéey loolu mooy premier point bi des gens comme Sadio Mané mu nekk benn nit boo xam ne il est très respecté au Sénégal jamono juñ toll nii il doit éviter d'aller avec ces genres de personnes Niakharañ Lo parce que tamit amulu ko benn njëriñ loolu ñaan ko maye ñaan ko xaalis wala dunguru ko
des gens comme le président de la République du Sénégal dafa war a xoolaat taxawaayam xool moom ban degré la nekk parce que tey jii nii munoo am benn Kaliphone ba pare am sam di am benn ñaaxarañ loo boo xam ni mu ngi wër sa côté quoi en fait tu deviens trash comme président yeneen nit yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñaaxarañ ñu ngi liggéey ak ñaaxarañ la bu fekkee ñoom dañoo intègre bu fekkee dañoo am déontologie bu fekkee ay message yu baax la ñu bëgg a jàllale biir Sénégal ils doivent éviter ce genre de personnes ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi y a une pétition qui est en cours pour teggil waa jii nii 33 pays yi nga xam ne def na ko pour seulement dem Snapchat wala xaw ma ñaan xaalis ñu téye li nga xam ni moom moo di passeport am ba du mën a génn Sénégal suñ ko defee ñaaxarañ loo y aura beaucoup de personnes yoo xam ni dinañ xam ni carrément ni sénégalais yi ils en ont am nañu marre si li nga xam ni moom moo di problème yi nii. loolu moo ñuy poussé ñu wax si li nga xam ni moom moo di l'affaire de Karim Xurum Xaq à Djeba vous savez pourquoi il y a pas beaucoup de réactions wala amul benn peur wala amul benn rus wala amul benn genre si de la part de Djeba parce que xam na ni carrément ni sénégalais yi dinañ wax dinañ coow dinañ bëri wax mais à la fin du mujj fen lii mooy li nga xam ni moom moo di problème bi de ce fait nag ñu def li nga xam ni moom moo di transition si ki nga xam ni moom moo di Djeba contre Karim Xurum Xaq Karim Xurum Xaq xam nañ ko ñun Sénégal c'est quelqu'un qui défend les valeurs du Sénégal c'est quelqu'un koo xam ni wax dëgg fa yàlla on le voit sur les terrains bu fekkee am na ñoo xam ni jàpp nañ ni li muy def amul sens wala bu fekkee am na ñu muy def jàpp nañ li muy def amul njëriñ am na ñu bëri ñoo xam ne amal nañu njëriñ parce que il défend pas lui-même il défend le Sénégal quand il défend le Sénégal mu ngi lay défendre yow mu ngi défendre Modou Ndiaye mu ngi défendre Abdou Fall pour lépp loo xam ni moo di mbonte bi nga xam ne mu ngi biir Sénégal mu def de telle sorte mu génnee ko ñu am li nga xam ne moom moo di suñuy valeurs yoo xam ne c'est à respecter mu am li nga xam ne moom moo di suñuy religion yoo xam ne c'est à respecter mu am li nga xam ne moom moo di suñuy morale yoo xam ne nit ñi waruñu ko foowe de ce fait combat bi nga xam ne def na ko pour porter plainte ki nga xam ne moom moo di Djeba man Wes Show je suis à 100% et je le respecte si li nga xam ni moom la def mais mon problème mooy le combat a été mal fait si naka parce que le clip de Djeba n'est pas le seul clip boo xam ni tey jii nii on peut parler de sexualité wala whatever man je parle pas de li nga xam ne moom moo di paroles yi seulement parce que bu dee paroles yi rek y a le son de Pape Diouf ak booy boobu nekk Gambie yëkkatil sa ndigga ajal xomma sa ndigga roqoda xomma lan on sent carrément que ni gaayan bi il parle sexuellement parlant mais malheureusement ñun sénégalais yi mënuñu ko dal parce que am na lu ñuy wooyee métaphore bu doon yeneen dëkk yi la comme américain bu ñu naree wax benn parole dañ koy wax carrément mu leer mais Sénégal dañ nekk benn dëkk boo xam ne comme que dañuy woddu li nga xam ni moom moo di parole yi même bu fekkee waa ji allusion sexuelle la doon def si maanaam si kaddu gars yi dañuy naan non ku la wax ni lii la wax ku la ne loolu day indi li nga xam moom moo di problème te chaque fois duñ ko mën a résoudre mais quand il s'agit d'image on a vu le clip de One Lyrical ak Leena la tudd je crois ñu def benn vidéo boo xam ni c'est comme le clip de Djeba on a vu le dernier clip de Pape Diouf génération consciente bi mu tuddee boppam clipam boobu noonu boo ko xoolee tu vois carrément que ni non seulement y a des personnes yoo xam ne mag lañ yoo xam ne xamuñu nu ñuy solo boo leen xoolee wax dëgg fa da ngay ruus si âge bi ñu yor ak méthode bi ñuy utiliser ak comportement bi nga xam ne moom la leen xale yi di seetaanee parce que Sénégal amul benn target boo xam ne artiste bi mag yi ñoo koy seetaan artiste bi xale yi ñoo koy seetaan artiste bi ndaw yi ñoo koy seetaan Sénégal ba si xale bu am 2 ans buy seetaan benn clip moom la mag bu am 60 ans di seetaanee benn clip loolu mooy Sénégal kon képp koo xam da ngay def clip il faut nga xalaat loolu noonu mais en ce moment là yow def nga li nga xam ni moom moo di plainte fallait y mettre le clip de Lune de Miel de One Lyrical fallait y mettre le clip de Djeba c'est vrai fallait y mettre le clip de Pape Diouf et y en a beaucoup d'artistes yoo xam ne ñu ngi biir Sénégal ñu ngi def genre clip yooyu noonu kon de ce fait tey jii nii boo attaqué wul ñooñu noonu tu faut pas seulement attaquer Djeba foofu mooy problème bi bu ñuy def combat il faut mesurer bien li nga xam moom moo di combat bi en même temps y a des personnes même qui te taxent ni wax dëgg fa yàlla One Lyrical hip hop bi mu nekk te yow nga nekk benn nit boo xam ne si hip hop bi nga jógee munoo dal One Lyrical mais comme que yow da nga am contre li nga xam ne moom moo di mbalax maan yi peut-être da ngeen mës a nekk ay rivaux moo tax tey jii nii képp koo xam da ngay def mbalax nga def musique bu bon rek gars yi dañuy naan yow da ngay dem di leen attaquer et c'est ça le problème Abdou fallait vraiment y penser parce que booy def combat da ngay dajale ñi nga xam ne ils ont fait la même chose sur le même moment nga jël li nga xam ni moom moo di dossier yooyu noonu yëpp nga yóbbu ko fa nga xam ni moom moo di si procureur bi en tout cas gars yi lii moo nekkoon li nga xam ni moom laa bëggoon wax
bu leen fàtte pétition ñaa bi képp koo xam ne sentir nga ni ñaa war na mën a am li nga xam ne moom moo di benn punition bu mat maanaam réseaux sociaux yi gars yi def ko canceling demal nga inscrire ci pétition boobu noonu bu fekkee nag jàpp nga ne yow wax dëgg fa yàlla jaru ko en tant que sénégalais am nga yërmande émotion baa ngi daw bul ko def mais respecte aussi tamit les personnes yi nga xam ne jàpp nañu ils se sont sentis offensés gis nañu carrément acte bi nga xam ne moom la ñaa def c'est ignoble ñu kii ko bu fekkee tamit da nga war a jàpp ni Pape li ma wax ni Abdou Karim Gueye tu dois faire la même chose dem si ki nga xam moom moo di Wally Seck dem si Pape Diouf et beaucoup d'autres artistes yoo xam ne en ce moment là ñu ngi génnee clip di foo di wax yenn paroles yi di wax yenn paroles yu bon yi ñoom ñëpp si lañ bokk en tout cas gars yi li moo nekkoon li nga xam ne moom moo di vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam. Fii mooy Sénégal. Bienvenue à la gare de Buntu Pikine. ñun ñëpp a yow. waa mi ngi moche. fii mooy Sénégal njaay. dëkk kaa am na. kii ma tiira xew. yow man Asra damay xar géej gi. ñun lu nu neex la ñuy